أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الوجود وعالم الشهود سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم muxaddam ginnaaw bu ñu la nuyoo ziar la ñu ngi lay ndokkeel ci weer wi ñu nekk muy weeru juddu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi ci Bip TV ci émission bi nga xamante ni ñu ngi ko dëppee wéy ci jikko yi nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi te nampee ko ci yonent bi ñu di la ci laaj rek lan nga ci mën a lan nga ni ci mën a baaxee ñu war ko mën a jariñoo ci fi ñu toll nii ndax jamono laaj na ko. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Mouhamed ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara di nuyu mbokki téléspectateurs yi di nu seetaan à travers sunu télévision bi di Bip TV waaye nga may nu jiital si nuyoo yeeg ziyaara yi sunu sëriñ sunu kilifa muy sëriñ Babacar Sy Mansour xalif général des Tidianes yàlla yàlla guddal fanam yàlla may ko wér mboolem njabooti Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu nu ziyaaral leen ndokkeel leen i tamit si ni comme ni nga ko waxee parce que tey noo ngi ci weer wu màgg noo ngi si guddi yu màgg noo ngi si bés yu màgg te mooy weer wi nga xam ne ci at mi si la ñuy màggale guddi juddu ki tax ñu bind ñu te mooy Seydina Muhammad li ñu naan nag tombee waral ay gaaf da nga wax ne émission bi mi ngi tudd wëy si jikkoy mag ñi nag wëy seen jikko mooy wëy si jikko yonente bi rek parce que yonente bi la yàlla tëgg ba mu nekk modèle prototype ni mu bëgg nit mel ni mu bëgg a jullit mel ni il faut mu utal ñu modèle boo xam ne moom la ñuy joxañ waaw def ko muy nit ni ñun yàlla mënoon na yónni yonente bi def ko muy monstre wala mu yónni nu malaayika mbaa mu yónni nu jinne ndax nu am lu nu ragal si moom waaye dana min anfusikum nit ni yéen mu am ndey am baay am jëmm ni yéen tànk loxo nopp bakken baat bët gémmiñ yonente bi am jëmm comme ni nga ko amee waaye ma tëgg ka nag ni ma bëgg nit mel ni ma melal ko moom joxoñ ko mu nekk seen modèle mag ñi nag bi ñu ñëwee ci tànk yooyu la ñu jaar pour incarner waat jikko yooyu incarner waat valeur yooyu ku mel ni ngënk li nga tudde muy Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu bi mu ñëwee loolu la def comme mission te mooy mission mooy beesalaat risaalo yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci dimension wilaya yonente bi mi ngi ko defee ci dimension nubuwa waaye moom Seydi Hadji Malick mu am ndigalu beesalaat ko comme nag yonente bi moom nubuwa ci moom la yem moom Muhammadu Rasulullah Seydi Hadji Malick am ndigalu beesalaat ko waaye jaar ko ci dimension wilaya moo tax ba ka naar ba gisee muy sonn ca gànnaar li muy daj ci orienté nit ñi ci jikko ci tedd nga ci njub ci leer coono bi mu ko jaral ak yitte bi mu ko jaral mu ne ko yow xanaa yow yonente nga mu ne xaw ma si yéen nit ñuy weex ñi de waaye ca Sénégal moom yonente laa fa kon loolu mooy lay émission bi fa tabarakallahu yàlla na yàlla may nu àggali xanaa nu déglu la rek nga dem ci laaj yi waaw kon jërëjëf muxaddam ci ni nga duggee mais Sénégal dañuy wax ni dañu ko tuddee pays de la teranga te bu ñu gisee ni richesse yi développé yeneen réew yi muy wàllu pétrole jëm ci wàllu ressources minières yi nga xamante ni moo am ci yeneen dëkk yi ba ñu développé amu fi dañu wax ni jikko yi nga xamante ni moo taawu réew mi ba nga xamante ni dañ koy mën a tuddee réewu teranga lan nga ñu ci mën a baaxee ci ni ko mag ñi incarné woon di ko dund. waaw loolu comme ni nga ko waxee xam nga da nga tudd jikko tudd valeur waaye am na loo andiwul te amul solo développement bi ngay wax ci yeneen réew yi kooku c'est matériel mais développement bi am tey ci Sénégal ba ñu mën di ko tudde le pays de la teranga comme ni nga ko waxee kooku c'est pas matériel mais dafa dellu ci valeur ak vertu
sunu mag ñi liggéey si li ñu ci liggéey par exemple ku mel ni Seydil Hadji Malick radiyallahu taala anhu xoolal liggéey bu rëy bi mu ci defar waaw bi mu ñëwee moom dafa tracé feuille de route am moom Seydil Hadji Malick toujours dama koy faral di wax parce que dafa am way wu mu way yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd ñaar parce que dañu ko saisir moom Seydil Hadji Malick ni que da nga war a yëkkiwaat jaasi Cheikh Alhaaji Omar parce que moom nga donn te Cheikh Alhaaji Omar ku ne xam na ne mission da ko jaar par li ñuy tudde jihad la guerre sainte mais Seydil Hadji Malick moom bi mu ñëwee mu ne ah waaw dinaa jihad mais ci beneen forme parce que jamono Cheikh Alhaaji Omar loolu la laajoon waaye man sama jamono laajul loolu ñu ne ko waa naka ngay jihaate mu ne mooy bi xusni siyaasa te mooy tedd ngay jikko waaw siyaasa bu rafet bu tedd bu tegu ci valeur ak jikko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak vertu yi moo tax mu wax yonente bi ne que wa bi xayrihi waaye tam wa bi xaylihi waaw bii bi raa i bii bi laami wa bi xayrihi wa bi xaylihi mu ne ñaari yëpp jàlla bal wara mooy teraanga ji nga wax jàlla bal wara ba nit ñëpp mujj xëy fekki yonente bi te ni mu ko defee siyaasa bi reposé wu lu dul si ñaar yi te mooy mbaax ak tabe jikkoog tedd nga ju wér waaye tamit njàmbaar gu mat sëkk fulla ak fayda ju mat sëkk parce que te mbaax ak ngëneel ak vertu ak valeur bu ko fulla ak fayda yenuwul rek dafay mujjee lewe dootu mujj servir kon wa bi xayrihi ci tedd ngay jikkoom jooju moom Muhammadu Rasulullah ba xëy màkk yëpp nangul ko mais bien avant nubuwa gi Seydina Muhammadul Amin ji fa la ko dégge ndax njubam Seydi Hadji Malick ne wa bi xayrihi ci yiwam wa bi xayrihi ci tedd ngam wa bi xayrihi ci mbaaxam ci la mujje jàlla bal wara nit ñëpp mujje bàyyi la ñu nekkoon ñëw fekk si Muhammadu Rasulullah mais loolu moo ñu dal ci Sénégal ba ñu xëy tuddee ko le pays de la teranga di la ci jox ay histoire yonent bi xëy na benn femme bu ko bañoon ci jamonoy jaahiliya di xëy di xëppa mbalit ca yoon wa mu war a jaar di fa tuur sobe su mu am petit mu fóote lépp bu yonent bi dee dem jàkka ja fi muy jaar fa lay sotti loolu yonent bi toog benn période rek mu toog 3 jours seetlu ne moom daal mbalit mi ñu ko fi doon xëppal nekkatu fi mu laajte ñu ne ka femme bi ko doon def de yàlla dogal mu tawat mu ne dafa tawat mu ne mu dem waaj wut ay furéem wut ay teddangam wut ay bagage am dem seeti ji ko ni ko dama toog ñetti fan rek gisuma sobe si ma laaj ñu ne da nga tawat ma ne naa ñëw seet si la mu ne ko yow daal dëgg yaay Muhammadu Rasulullah keroog la femme bi dugg ci diine toog na si jàkk ji benn waaye bu mel ni mañak rek ñëw summi tubayam te saboote moo ko si yóbbu summi tubay ji rek tuur ndox ci jàkk yonent bi ñoom Seydina Omar daw bëgg koo rey yonent bi ne déet bàyyi leen ko indil leen ma ndox ñu indil ko ndox mu sotti si daan ne sobele woon dañ na waa ji nekk dëgg ànd na ko Muhammadu Rasulullah mais tëdd ngay jikko partage muñle jéggale jëllale xajoo sutural gor teral gor xajoo gor mais dañ ne gor ku ko teral yaa ko tëral ku ko toroxal yaa ko toxal teraanga boobu nag la mag ñi saxal Sénégal kii nu si am muy Seydil Hadji Malick gi nga façon bi mu ko liggéeyee Seydil Hadji Malick bi muy ñëw tey jii mës naa dégg si sunu wéyju Pape Souleymane Bili Pay mu yàlla may ko fan wu gudd te yàlla may ko wér noo ngi koy nuyu au passage mu ne si le Sénégal est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui c'est grâce à Seydil Hadji Malick ak ñi mel ni moom mu ne tubaab yi defuñu ko parce que bu fekkoonte ne tubaab yi ñoo ko def kon ñu def ko sa seen réew yi mais yaa ko tuddal léegi bu ñu waxee le pays de la teranga même boo tuddul Sénégal ñu ne tubaab yi ne la c'est le Sénégal lan moo tax mais nee na tubaab yi dañuy ñëw bi tubaab yi les colonisateurs bi ñu ñëwee ñoom di njëkkante sunu alal yi di njëkkante frontières yi di njëkkante lu ñu moom Seydil Hadji Malick moom dem njëkkante arwaax yi waaw njëkkante xol yi ba yilif leen parce que nit boo yilifee xolam yilif ruwam loo bëgg a def si moom di nga ko si def waaw mu xamoon ne infrastructure dina ami ji tali yi dana ubbeeku ji
avion dana am yooyu yëpp Seydi Hadji Malick xamoon ko mu ne nag balaa ñu saa àgg bu ñu tabaxul jikko yi su boobaa maara day taali mu fekk fi ay organisation comme ni nga ko waxee sunu mag ñi comme contexte émission bi ñoo xam ne dañu incarné ci wàllu aada ji ci wàllu politique bi comme noonu mu koy indee mu fekkoon fi tukulóor yi ñu organiser wu waa Fuuta am seen état am seen république ñu am seen président de la république muy seen almaami ñu fekk fi Jolof ñu organiser wu am seen buur ñu fekk fi Waalo ñu organiser wu am seen barak ak seen teeñ ñu fekk fi Kajoor ñu organiser wu am seen dammel waaw ñu fekk fi Siin ñu organiser wu ñu fekk nu fi tamit nun lébu yi ñu am sunu république am sunu sëriñ Ndakaaru waaw kon avant tubaab yi fekkoon na sunu mag ñi am xereñte organiser seen république Seydi Hadji Malick na comme visionnaire la woon mu ne nag lii nañu ko organiser balaa yii nga tudd di ñëw te mooy ubbaku si wàllu infrastructure ak adduna bi tey ni mu xëyee rek nekk un village planétaire Seydi Hadji Malick xamoon loolu mu organiser les 3 grands séminaires yaa ma ko gën a xam organiser le séminaire de Njarne xam nga ña mu fa dajale organiser le séminaire de Gossas xam nga ña mu fa dajale organiser le séminaire de Jaksaaw waaw Jaksaaw mu dajale fa Kajoor ak Lébu yi moom Seydi Hadji Malick lan moo tax mu ne du ma leen booleex ñële ndax ñooy ñaari xeet yi gën a dangereux Seydi Hadji Malick intellectuel la waaw mu ne lu tax mu ne kajoor yi c'est des philosophes mu ne lébu yi ay boroomi jikko lañu mais seen jikko tegoogul si njàngale yonent bi mais mu ngi tegu si seen fierté deret mu ne ñaar ñooñu boo leen waajewul couver leen ba seen tedd ngay jikko yooyu dellu ci njàngale yonent bi bu ëllëgee ñu def musiba waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko laaj kan moo gën bi lislaam ñëwee xiyaarukum fil islam mu ne xiyaarukum fil jaahiliyati ki gënoon bi l'islam ñëwagul donc sunu mag ñi amoon nañu ay tëdd ngay jikko yoo xam ne boobu l'islam ñëwagul du ñu fen am xas du ñu wor lu ñu la wax moo nekk si ñoom bu ñu la nee waaw la bu ñu ne lee déet la du ñu laal lu ñu moomul ainsi de suite jikko yooyu bi l'islam ñëwee da ko dëgëral waaye nag Seydi Hadji Malick fexe ba mu delluwaat ci tedd nga yonent bi bu dee ci wàllu njàmbaar gi tamit noonu ñetti conscience yi am ci réew mi muy la conscience nationale bii la conscience politique bii la conscience religieuse la conscience nationale mooy bi nga xam ne sunu maam yi buur yeeg ceddo yi ñoo ko cultivé muy ñoom Lat Joor Jóob ñoom Demba War Sàll ñoom ainsi de suite ñooñu ñoo cultivé la conscience nationale benn bu ne ay jikko la waaw la conscience religieuse Seydil Hadji Malick Serigne Touba Xaadima Jaxate Kala ñoom ainsi de suite ak ñi nu ko bokkal ñëpp Cheikh Alhaaji Omar mii seen patron ñoom ñëpp di seen sëriñ bu dee la conscience politique aussi noonu fa tabarakallah kon yooyu yëpp benn bu ne sunu mag ñi fexe nañu ba taawu ko toppatoo ko yëpp a àndaat dellu dëppoo ak njàngale yonent bi ñu bàyyil ñu ko fi muy Muxaddam jërëjëf ci ramassage bi mais bu ñu seetlu démb ak tey dañuy gis ni que politique bi mi ngi fi woon diine ji mu ngi fi woon mais yi wax yi am tey ba nga xamante ni ñi nga xamante ni ay nitu valeur lañ suivre tuñu les médias ndax wax yu suufi wax yu ñàkk teggin wax yoo xamante ni boo ko nattee ci sa bopp rek jéppi sa bopp te bu njëkk politique bee ngi fi woon diine baa ngi fi woon mais mag ñi malgré tout ça ñu ngi doon dund nag li nga xamante ni duñu dérailler mukk ci luñ leen xeebee lan moo ko def. waaw xam nga moom daanaka dama anticiper si sa question bi nga posé mooy mag ñi bu njëkk seen dund moo xam pour que ça soit politique que ça soit religion que ça soit coutume dama ne li benn bu nekk dafa tegu woon ci jikko vertu ak valeur dinaay nettali benn anecdote ci benn xale lébu à l'époque booba diine ji ñëwagul duggaguñu ci diine ji dafa xëy dugg ci néeg bi fekk yaa ji xëm
bi yaay ji xamee ndeysaan mu làmb yëngal mu defe ne yaay ji dafa dee mu daal di takk fas wi dem ci dëkk yi wër wi ne ci tund wi yëpp dem tàgge ji yaay ji ne dee na bi mu dellusee si kër gi mu ñëw fekk mère bi yeewu ndekete mère bi dafa xamoon ñu ne ko yow kat mère bi deew ndekete daa xamoon mu ne wax na ma ko ba noppi suuli rek kooku xam nga li Seydi Hadji Malick waxoon ne boroom jikko lañ mais seen jikko tegoogul si njàngale yonente bi xam nga kooku li mu gis mooy comme xës na ba takk fasam dem ci dëkk yi ko wër xës na ba tàgge yaay ja même bu yaay ji deewul it yaay ji dina dee par force ñu suul ko pour dëggal kàddoom biig laa koy wax ci bunt bi ñu doon jàng ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kàddoom ni mu dëgëree waaw nabiyunal amiru naahi bayit baa ngi nii fala ahadun abarra fii xawli laa minhu wala nahami yonente bi ni mu awee woon kàddu abarra fii xawli dëgër am kàddu constant fii xawli laa bu nee waaw moom yonente bi bu nee déet la ma di leen jox exemple ci Seydi Aboubacar Sy ma leen Serigne Abdou nee na dafa am situation politique bu ma sa am nee na am kenn sa ñoom président Senghor ñëw ci moom ni ko dama bëgg nga ñaanal ma réew mi laa soxla te xamal nañ ma ne mi ngi sa loxo ma bëgg nga ñaanal ma sëñ Babacar ni ko d'accord daal di koy ñaanal waaw tuuti mu dem quelque temps après adversaire am ñëw daal di ne dama bëgg yooyu tamit nga ñaanal ma sëñ Babacar ne du ko recevoir sëriñ Abdou nee na ñu insister sëñ Babacar ne déedéet nee na ay mag def délégation ñëw si man te kooku goro la ci Seydil Hadji Malick kilifa la gu rëy ci Ndakaaru muy maam Mamadou Assane Ndoye nee na mu ñëw ci sëriñ Abdou ni ko dimbali ñu ci sëñ Babacar mu recevoir nu nee ma ñëw ni ko papa recevoir leen nee mu ne ko Abdou ba ñu ma leen recevoir nit ñu baax lañ doomu nit ñu baax lañ waaye leen rek la ñuy wut te mooy ma ni leen waaw te ñaari waaw yu bokkul nag xajul si gémmuñu gor te nee naa Senghor waaw ba noppi xoola boobu valeur donte politique la mais ci valeur la tegu Mame Abdou Dabakh bi mu koy way lan la ko wax sëñ Babacar amoon na adversaire amoon na ñu bokkul ak moom position amoon na ñu d'accordul ak moom vision am na ñoo xam ne bu ñu xëyee ñi ngi koy saaga maam mais teewul daawul bodde daawul xaste daawul ñaawoo ak dox di xulo bal sax man attaque nga fat boolik lépp loo gis mu ñaaw loolu nga defar mais yooyu si la ñu ñoom reposé woon seen jikko amuñu woon adversaire parce que daawuñu ko yëg Serigne Aline Gueye bi muy woy Seydil Hadji Malick loolu la ko wax waaw dama fàtte teewlootuma bayit ba waaye way wa mu ko way wax na ko fa banaan kana awnun lil ahibba wa xussadi waaw maanaam Seydil Hadji Malick bu dee dimbali xàmmeewul lil ahibba wa xussadi xàmmeewul ki ka jubu ak ki nga xam ne da ko wan ginnaaw daaw ñu xas gor parce que xas gor infraction bu rëy la ci charia bi mais jamono imam Malik am na benn ndaw soo xam ne dafay sang benn ndaw su génn àdduna te nekkoon jigéen te nekkoon xale bu jigéen bu xaloon affaire te dëngul sax waaye sopp rek bëri dugga bëri génn mu jugé ko rek ci ay actam bi mu génnee àdduna comme moom moo doon sang néew yi ci jamono boobu bi muy sang ndaw si ba yëg ca si awra ndaw si te néew la de mi ngi tëdd bi mu yëg see si awra bi mu daal di wax si xelam daan na ji awra ka mënoon a mooy yàlla te wóoru ko ndaw si dafa sogoon rek bëri dugga te yàlla xam na ne loolu du woon jikkoom bi mu waxee lool rek loxo ba ne ñàpp ca kaw awra néew ba waaw lu ne ñu def ko werante wi ne xus ñii naan nañu dagg loxo bi parce que kii néew la dañ ko war a teral yóbbu ko ci bàmmeelam ñii ne déedéet kii mi ngi dund te néew bi yóbbu ko ci bàmmeelam rek a des kon nañu dagg fa loxo ba tegu ci awra ba werante wi ne xus ba ñu xëy nag dem ci imam Malik ngënka lu mag li imam Malik nag bi ñu ñëwee laaj ko comme moom yàlla mayoon na ko xam-xamu xaqiiqa xam-xamu sharia mu ne ndaw si dafa xas gor te ku xas gor nag li ci sharia wax mooy nañ la dóor juróom-ñett fukki yar waaw ñu ñëw laaj ndaw si balaa ñu kaa dóor nañ ko laaj ñu laaj ko waaw yow lan nga wax si sa xel lu dul noonu mu ne man daal bi may sang ba agsi si tolloo
awra bi wax naa ne ji awraaka mënoon a mooy yàlla imam Malik ne ma ngoog mais dañ ko dóor yar yi charia wax ne dañ ko dóor bañ koy dóor ba tollu sa yar ba mucc rek si la loxo bi na ñàppet teggeeku kon nga xam ne araam na mut la xasante yi nii xasante xas gor di tur gor moo xam ci politique ba ci diine léegi ba ci diine da ngay gis nit ñu bokk benn cause bu ñuy défendre di xeexante di tibbante tànk di xasante di détruirante di ayibalante di gërbalante te nag loolu bokkuloon ak li nga xam ne moom dëgg la xaddam si sa wax dinañ ci dégg ne kaddu yi nga xamante ni mag ñi porté woon nañ ko muy ay kaddu balaa ñu ko doon wax dinañu tourner seen langue juróom-ñaari yoon parce que dégg naa si sa wax ne duñu wax waaw ba pare ne déet duñu wax déet ba pare ni waaw dégg naa tam ci sa kaddu suturaalante waaye comme dañu nekk ci jikko te am na juróom yi sëñ Babacar Sy daan tudd ndax léegi bu ñu waxee ni kees ku ñu ko jox nga këpp ko kenn wóolootul kenn waaw ñi jàng am xam-xam ami diplôme ñoo jiite société yi waaye terewul li ñu leen di critiquer moo ëpp ndax seen gestion loolu nag dañ ciy jàngee ne valeur lañ ci boolewul jikko lañ ci boolewul vertu lañ ci boolewul kon ñu xam naa ni li ñu dese bariwul waaye fokk ñu indi rappel boobu ci wàllu gor ak ni ko sëñ Babacar Sy daan waxee pour mën ko baaxee nit ñi ndax génnul jikko yi. waaw fa tabarakallah xam nga sëñ Babacar yàlla dafa dogaloon mu am ak affaire ak pencum wolof loolu mu doon wax moom sëñ Babacar alxuraan la waaye comme ay ajam lay waxal ay wolof lay waxal ay nit ñu ñuul lay waxal mu utiliser langue bi nga xam ne moom la ñu gën a miin pour mën leen a jariñ waaw moo tax su masaana dajeeg mbooloo yi mbokki taalibe yi am na benn bayit bu ko Serigne Cheikh Tidiane Sy di waay banaan kan fa fii xaalatin yahdi wa fii xaalatin yaxri fatan aasha mahmudan wa maata muhammadan ñaar yi dong moo mas a nekk taxawaayam te mooy fa fii xaalatin yahdi orienté gi muy orienté nit ñi suñu ñëwee gisanteeg moom bay dem mu dajale leen dëj leen yéen a ngi dem ñu ne waaw mu ne ah waaw yoonu jàmm waaye na ngeen xam ne waaw gor du xam fakk waaw gor du jàpp di bàyyi mais alquran la awfu bil ahdi la alquran wax innal ahda kaana mas'ula mais boo gisee tarixa bi nu nekk muy tarixa Seydi Cheikh Ahmad Tidiane boo ko jàppee bàyyi ko alku alquran la parce que yàlla dañu yonente bi nga tàllalee sa loxo ña sa teg bi ñuy teguñu sa loxo man maa roof sama loxo du dëgg yadullahi fawqa aydihim kon nag wa man naxasa képp koo xam ne maanaam sànk nga kóllëre googu man nga amal affaire man nga sànk sama kóllëre mais du yow képp koo xam ne nag matal nga kooku danaa ka dencal fay goo xam ne kenn mënul quantifier nu fay ga toll kon alquran la sëñ Babacar ne gon gor du xam fakk gor du jàpp di bàyyi góor du tiit ba fen ba pare xoolal ni sëñ Babacar di waxee góor du tiit ba fen kii araamal kii tiit fen mais kon ki àndax sagom di fen du mat a wax te yaa ko wax léegi nit ñi léegi dañuy nekk seen sago di fen gratuitement di waxtaan dara xewul yet tiimu la arme tiimu la dara tiimu la kenn menacé wu la ngay fen kooku sëñ Babacar waxul ak yow dane góor du tiit xam nga ki tiit kooku mën nañ ne tiitaange gee ko jàpp ba mu wax lu dul noonu parce que ki ñu xëy teg pistolet ci boppam wala ñu teg paaka ci boppam kooku tiitaange ga ak bañ ko rey mën na ko jàpp ba mu wax lu dëgg mais sëñ Babacar sax pardonné wul loolu dane booy dox ba dajeeg dee ak doyadi sëñ Babacar nee na tànnal dee te bàyyi fa doyadi mu ne kon góor du tiit ba fen mu ne parce que fen xeex ak xaqiiqa la parce que fen mooy contraire u laa ilaha illallah boo tuddee laa ilaha illallah ñaari rek ñooy tax arash yëngu boo tuddee laa ilaha illallah arash yëngu positivement nga fen arash yëngu négativement moo tax mu ne fen
instant bi ngay fen nekkatoo jullit sa liimaan naaw na waaw moo tax sëñ Babacar ne kon gor du tiit ba fen la wax de waxul gor du fen loolu bëgg naa yéen ñi di wax ak nit ñi ngeen di bàyyi xel sew boobu est-ce que comprendre nga li ma wax gor du tiit ba fen kon ki ànd ak sagoom nag di fen kooku kay moom taxul ñuy wax mu ne gor du jàpp di bàyyi wax naa ko mu ne gor du ñàkk ba sàcc mu daan ko firi si dimension charia waaye tamit mu am une signification ci wàllu xaqiiqa gor du tiit du ñàkk ba sàcc waaw doo sàcc li sa borom moom doo sàcc li sa morom moom te sàcc yëpp bi ci gën a dangereux mooy sàcc li sa borom moom parce que boo dee jàng Laxdari yu da lay wax limite yi nga war a am waaw xaw ma nan la koy waxee Laxdari yu banaan wa yaxi fa déedéet am na nu mu ko waxee banaan ala xuduudillaahi maanaam ni nga war a taxawee ci frontières yi yàlla yi ñeenti jabar la charia autorisé sa nga yem doo am juróom boo amee juróom rek sàcc nga sa borom araam na mut la xan dee moo la tee dem safara xanaa yërmande yàlla bañ waaw ainsi de suite kon yaa ngi sàcc sa borom mu ne tamit gor du ñàkk ba sàcc muy bul sàcc sa morom lépp loo moomul na nga ko fa ba li Sëriñ Abdou doon wax naan poñu xitu àdduna bi lépp lu fa génn diine génn fa ngor na ngeen ko fa bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom burdu mi ngi koy wax daan na toog du am lu mu lekk du am lu mu naan te fas yéenewu la bàyyi jaamu gi muy jaamu boromam waaye mu muñ xiif bi muñ mar gi jël ay xeer takk si ndiggali jël ay der yu ñu nooyal wa shadda min zahabin ahshaahu watawa taxtal xijaarati maanaam ay xeer lay jël takk jël ay morceaux yu nooy dugal ci suufu xeer yi pour bañ xeer yi jam ko directement ci biiram pour mu mën a taxaw dëgër jaamu boromam te instant bi muy def loolu pour wax la sëñ Babacar orientation fi mu jëg du lu ko neex ni mu koy wax de alquran la ak sunna si yonente bi nee na instant bi muy def loolu nee na montagne yi nekk Makka ak Medina yëpp a summ ya gën a kawe nee na min zahabin ñëw nañ ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko jox nu ndigal nu soppeeku nekk jama mbaa nu soppeeku nekk or an nafsihi ñu nekk sa disposition pour defar la li nga bëgg waaye yonente bi ne daal di leen dëddu leen rek mën a leen kii daw facilité la jàppandal la kon araamul ki koy daw ngir bëgg toggoo coonoy valeur digganteem ak boromam kooku xam nga ne du sedd ci chantage kooku du lekk riba kooku du jël du tuur keesi jàmbur du këppe kalpe jàmbur du def ko mu séqal xaalis war la ci yooyu la sëñ Babacar Sy doon énuméré mu wax ba sottal daan ne kon daal góor daal du soppeeku moom la waxoon maam alxaaji Bachir Ñang jarbaatam maam Bachir nee na bëccëgu ziara général laa ñëw rang maam Bachir Ñang mooy doomu soxna Farsi bii taawu Seydil Hadji Malick am na chance si surtout Seydil Hadji Malick dund na ak maamam 14 ans bi mu demee ba sëgg moo daan jàpp ci loxo Seydil Hadji Malick di ko yóbbu si jàkk ji ñoom seen ànd boobu ñu àndoon sëñ Babacar jël sëriñ Moustapha Sy Jamil taawam jox rakkam maam alxaaji Mansour te boobu maam alxaaji Mansour amagul doom ju mu mën a jox sëñ Babacar mu jël jarbaatam bi nga xam ne mook ndeye mu bokk ndey ak baay muy alhaaji Bachir Ñang mu jox ko sëñ Babacar maam alhaaji Bachir nee na ma rang ba yëgsi si moom fekk boobu am na ay situation yu xew nee na ñu waxande ba noppi nee na sëñ Babacar si téye sama loxo ni ma Bachir ma ne xam mu ne ma na nga fexe ba noo mel bëccëg bu ko guddi soppi waaw na nga fexe ba noo mel bëccëg bu ko guddi soppi te noo ngi waxtaan foofu sax dafay gudd ci wàllu am ku ma laaj ci diggante nafsu yi am nafsul mul imaak lawaamaak amra bi suueek nafsul mardiyaak yooyu may nafsul mardiya pour nga yegg fa yi sëñ Babacar Sy wax moo la fay yeggal te muy muñ nattu yi
ak muñ dogal yi waaw bu dee ñun xale yu góor yi da ngay xel doo am 100 francs boo def sa poche doo am 500 boo jënde connexion doo am 20 000 francs boo jënde portable te sa morom yaa ngi yor iPhone comme sunu morom yi la ñuy waxal doo am 6 000 francs boo jënde jiin nga gis opportunité yoo xam ne tey léegi mënoon ngaa dem defi ji loo xam ne neexul yàlla léegi wala nga sedde si benn chantage léegi man see faj sa soxla 1 million léegi nga dëddu loola mais loolooy mardiya bu la ci yàlla nattoo nag nga muñ yooyu yëpp te yàlla tax yàlla ne la nag kaay ma yéega la nag ci nafsu radiya te deni wa ridwaanun minallahi akbaru kon yooyu lanu sëñ Babacar Sy yéene woon moo tax mu naan góor du xam fak góor du jàpp di bàyyi góor du ñàkk ba sàcc góor du tiit ba fen góor daal du soppeeku. jërëjëf muxaddam yaakaar naa ni egg nañu fu ñuy jeexale émission bi waaye yaakaar naa ni luñ ci doon séntu yëpp indi nga ko yal na yàlla yàggal sa taxawaay yal na yàlla may ñu li ñu tàmbali jëm ci wàllu màggal guddi yonent bi tàmbale ko ci burdi comme ni ko Seydi Hadji Malick daan defee yàlla may ñu mottali ko ba noppalu ca bés ba xëy gàmmu am na nag lu jamono indi waaye du tere rek li Serigne Cheikh waxoon mooy ku ci nekk li nga moom ak li nga yéene ci sa bopp yonent bi ci gën a yay kon yay mérité na ko ku nekk tàntal ko ci biir këram ndax kër yeeg borom kër yi moom moo tax kon ñu ngi lay jaajëfal ci BIP TV di la wax rek nga joxe li nga xamante ni mooy sa kàddu tàggatoo. kàddu tàggatoo gi mooy sant leen d'abord ñaan yàlla télévision bi yàlla teg ci loxo ba mu xëy nekk une télévision internationale ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne noo ngi nekk ci weeram te weeram wi nu ne ak fanam yi Seydi Hadji Malick nee na ci barke fan yi yàlla mën na ci lu ne waaw waa mun summa shahrun summa yawmun ata fihi lhuda xarnul xuruni sururun fi sururun fi surur waidun duuna xaw ma nu mu ko waxee waaw la ma soxla in jaahu sujjuuni ja waaw wa mawliduhu bihi sharafun wa xiirun mu ne fa fi tahzimi in jaahu sujjuuni mooy fajug aaju àdduna ak alaxira yàlla na ci yàlla dugal mbiru BIP TV ñu sant la bu baax ñaan yàlla may nu àggali burdi bi nu tàmbali yàlla may nu jeexal ko ba àgg ci gàmmu gi fa tabarakallahu defe ko comme ni ko sunuy kilifa santaane nu di leen ñaanal bu baax di ñaanalaat bu baax xalif général des Tidianes waaye nag di beral bu baax nuyoo nag sama sang yu tedd yi di njabootu Mawlaaye Serigne Abdoul Aziz Al Amin jiital si sunu Serigne Babacar Sy ibnu Mawlaaye Serigne Abdoul Aziz Al Amin ak sama sëriñu bopp soxna Ndeye Assou Sy waaye nu jël seen nuyoo yëpp nag teg ko si loxo sunu patron muy Seydi Mouhamadou Moustapha Sy Al Amin ñaan yàlla taxawu leen yàlla jàppale leen zahiran wa batinan wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa nag jërëjëf muxaddam ñu ngi am mbégte di am kontante di ñaan yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp di ñaan yeneen i daje ndax xam naa ni dinañ ko topp incha allah rabbi ndax buntu bi ñu ubbi ci émission bi nga xamante ni dafa jóg ngir wéyal jikko yi nga xamante ni moom la fi mag ñi bàyyi surtout ci wàllu enracinement ak li nga xamante ni moom lay àndal toujours muy ubbeeku ci àdduna waaye du tax rek nga fi nga teg sa tànk nga bañ ko teggi ñu ngi lay gërëm di la sant di la wax jaajëf di kontaan ci waxtaan bi ak li nga indi yëpp jële ko ci yonent bi wàcc ko ba ci mag ñi nga xamante ni tey lu fi nekk rek bi ñoboo ñu gërëmee leen ko sante leen ko salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.